suñu mbokk internet MIG TV ñëwaat contentement di leen dalal tey suñu plateau tey nag comme ni ñu ko daan defee lañ koy defee ak yéen tey ñu fas yéene waxtaan ak yéen premier point bi li nga xamante ne mooy championnat Sénégal deuxième point ma nar si ànd ak sama consultant bi di Beydi ñu mun nar a waxtaanee lii di Europe bi Beydi maa ngi leen nuyu. Alaaji maa ngi lay fay di am contentement di toogaat ak yow fii si plateau bi fas yéene waxtaanee championnat Sénégal. waaw comme ni ko Beydi di waxee rek xam ngeen ni weekend bi ñu génn moo nekkoon 20e journée fii nga xamante ne mooy championnat Sénégal championnat bi nekk loo xamante ni 20e journée bi am na surprise yu bëri si am mais suñu xoolee championnat bi presque mun naa ne 6 journées si des mais championnat bi ba léegi xamaguñ koy yéeg xamaguñ koy wàcc xamaguñ kenn moo koy jël parce que mun naan daal jaxasoo na trop parce que soo xoolee ki nga xam ne mooy di Niary Tally nu mu démarré woon championnat bi nekkul loo xamante ni baax na. mais suñu xoolee dernier carré bi ñu nekk mën naa ne mu ngi yëg en puissance nànk-nànk parce que suñu xoolee 19e journée bi fekk ne stade Mbour bi dëkkam dóor ko 1-0 tey nag mu ngi fekk yoon Génération Foot nga xam dafa nekkoon ci dynamique bu baax mais dafa nii nag moom 0-0 la ñu mujj def yow ban jàngat mën a am ci Niary Tally est-ce que bu ma ne Niary Tally dina maintenir wala Niary Tally day dafa nar a wàcc division. waaw Niary Tally mën naa ne boo xoolee la moo andi problème bi yëpp mooy seen début saison ni ñu ko débuté dafa baaxul moo waral ñu dem ba instant yi fee saison bi nii affaire yi métti si ñoom na boo xoolee Niary Tally ku ko xam ne Niary Tally musul débuté nii championnat. Niary Tally avant boo xoolee championnat bi bu daan toll si heure bii mun naa ne bu yéen 5 meilleurs yi bu jëlu 2 ba P ba 3 ba 4 dina nekk 5e position bi mais gis nga ren ni mu débuté automatiquement dama gis ne fin championnat bi Niary Tally ma xool ko mu doon avant dernière mais pourquoi man Niary Tally ren si saison bi mu ñëwee nii mais nag kon li nga wax des na 6 journées lu nekk ak na si bu ñu gënee travail gën a liggéeyaat mun naa ne dinañ maintien. waaw comme gis ngeen Niary Tally moo doon dalal ci 20e journée bi ki nga xam ne mooy Génération Foot dañoo mujj nul 0-0 jàmbaar tamit mu doon dalal ki nga xamante ne moo di Ndiambour jàmbaar moo ko mujj doon 3-0 Mbour Petite Côte ak Stade de Mbour mun naa ne dégg Mbour waa la woon mais Mbour Petite Côte moo ko mujj yóbbu ci 1-0 AS Douanes ak Teungueth FC ñoo doon laalante AS Douanes Teungueth moo ko dóor 4-0 bay daf mel ni Teungueth dafa visé waat li nga xamante ne mooy championnat bi. waaw boo xoolee Teungueth mun naa ne même saison daaw sax moom boo xoolee chaque moment ni muy débuté saison day baax moo tax bu ñëwee ba fin saison bi nii moom mooy ëpp gars yi possibilité pour jël championnat bi ndax boo xoolee 2 derniers matchs yëpp boo xoolee dafa def am ay sorties yu baax. te tamit loolu tamit seen coach bi am na si part de responsabilité bu baax mun naa ñu daaboo ko xool xam nga ne dafa liggéey ak Teungueth waaye instant mun naa ne Teungueth même 6 journées yi des nii man gëw ma ne kii di Pikine wala Génération Foot gëw ma ne mun nañ si créer exploit ba ñëw si tetam. waaw ñu des ba léegi si Teungueth dañu suñu xoolee 4 dernières années yi Teungueth nekk na club bi nga xamante ni day monter en puissance malgré ni 10 ans la am comme création mais suñu xoolee sur 10 ans parcours bu mu jot a def nekk na parcours bu extraordinaire parce que sur le plan technique sur le plan tactique sur le plan physique suñu gisee équipe bi di jouer yow da ngay am contentement toog pour seeraat Teungueth suñu xoolee tamit kii nga xam ne mooy seen président di Babacar gis nañ investissement bu muy def ci Teungueth te Teungueth suñu xoolee pourcentage bi lay doxee quoi yow ban jàngal nga am ci loolu noonu. waaw lu may wax rek mooy li nga wax léegi président bu nangoo investir rek si club bi rek mun naa ne lu mu bëgg dina ko am ndax boo xoolee dafa génne xaalis xam nga def recruter yu baax jënd ay joueurs xam nga jëndaat yaa ma gën a xam ay bus xam nga yoo xam ne day motiver joueurs yi quoi mun naa ne am na loo xam ne président bu ko defee rek joueurs yi tamit ñoom dañ siy yëg seen bopp mais tamit mun naa ne coach bi tamit am na si tamit loo xam ne mun naa ne dafa am na si part de dafa responsabilité gaaw quoi ndax boo xoolee tamit lu toll ni Teungueth xam nga jiite ko xam nga andi ren benn performance boo xam ne dafa doy waar quoi ba ku nekk instant yi koo waxee dañu na Teungueth ndax boo xoolee ni Teungueth kon li nga wax nii rek yàggu fi mais gis nga ñu ngi créé ay xam nga exploit ñu ngi dem mais li nga wax rek mooy club lépp dafa commencé si président bi mooy moom mooy dooleel club bi
mooy base bi daal. mooy base bi quoi mun naa ne moom bu defee effort ñeneen ñëpp ñu def effort. ñu mel ni joueurs yi ñu mel ni coach yi ak dirigeants yëpp. kon waaw di nuyu au passage ki nga xamante ni mooy Youssouf Dabo pour suuf Teungueth FC kon suñu mbokku auditeur bi TV su ngeen jotee dégg lu bëri wax kon ça veut dire que si journée yi des moom jàpp na ni Teungueth moo nar a jël championnat bi mais dafa amaat lu am solo ki nga xamante ne mooy Casa fekk ko biir dëkkam dóor ko dafa mel ni lu métti la ba tax na dafa Dakar Sacré-Cœur demee 5 bi la ko jox 5 à 0 la ko dóor. waaw man lu may wax si Casa moom mun naa ne Casa lu waral loolu mooy Casa seen supporter benn instant tamit di si joué ndax boo xoolee club ku ñëw dëkkam rek mënoo ko gagné dafa fekk xam nga supporter yi. ñooy dooleel club ndax boo xoolee Casa ku leen gis xam nga Casa chaque jour ñuy waajale match ñoom dañoo neex a seetaan sax yow boo déggee ne Casa muy football rek bu doonee Amadou Barry wala mu doon Alassane Djigo da ngay sawar a dem. dañoo bennoo quoi dañoo booloo. xam nga ak seen ambiance supporter ñi ñëwee stade yow da ngay ba pare dañoo fair play surtout. te xam nga dafa doon loo xam ne ñun loolu dañ si rafetlu xam nañ ne instant yi nii championnat Sénégal fu mu toll nii loolu tamit da siy joué fair play xam nga Casa mun naa ne instant yi nii fekk ko bii dëkkam dóor ko dina jafe trop. waaw suñu xoolee dernier résultat bi Jaraaf moom moo mujj dóor US Gorée CNEPS ak Pikine ñoom ñoo waroon jouer mais match yi mujjul am parce que CNEPS terrain bi recevoir léegi ki nga xam ne mooy ligue bi nee na dootu fa recevoir xam naa ni loolu incha allah danañ si ñëwal émission boobu bu spécial boo xamante ni si terrain dong la ñuy wax. waaw noonu la dëkkee tey ñaari tali moom Génération Foot la woon 0-0 jàmbaar moo dalaloon Njàmbur dóor ko 3-0 derby Mbour Petite Côte moo ko mujj dóor 1-0 ci kanamu Stade Mbour AS Douanes Teungueth moo ko mujj dóor 4-0 Casa Sport moo mujj dóor Dakar Sacré-Cœur 5-0 Jaraaf moo mujj dóor US Gorée 2-0 classement bi ñu la tëddee Teungueth moo nekk ci kaw avec 41 points ki nga xam te mooy AS Pikine moo topp ci ginnaaw am 36 points Général Soofu jël 3e am 35 points suuf nag ñu ngi am foofu noonu ki nga xam ne mooy US Gorée am 15 points jël 14e ñaari tali moo nekk 13e am 16 points mais suñu xoolee ñaari tali mu ngi ñëw nànk parce que kii di 12e bi di Njàmbur léegi mu ngi rawee ñaari tali 4 points kon ça veut dire que su ngeen déggee léegi suñu mbokk consultant bi mu ko waxee kii di béy bi kon jàpp na ni ñaari tali mun na am jàpp ni pour des ci Ligue 1 bi waaw ñu fas yéene dem ak yéen suñu deuxième pàcc émission bi ñu jagleel ko Europe bi béy di acca ñu dem. waaw asalaamaaleykum di leen nuyuwaat di ñëw ak yéen si Europe bi nekk xam nga nag tey Europe bi amoon na ñetti match tey première heure bi mun naa ne Écosse moo si remonté République tchèque deuxième heure bi ñu gis na Pologne moom moo si remonté ak Slovaquie 19h kii di La Roja Espagne moom moo si remonté ak Suède mais bu ñu ñëwaatee tey si premier match bi mooy Écosse ak République tchèque mun naa ne dafa doon tey match bu neex mais tamit boo xoolee tey écossais yi boo xoolee début match bi ñu ngi ko entamé mun naa ne looloo andi seen problème ba kii de République tchèque tey nag dañoo am